asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission tey nag dañ leen di ñëw indil li nga xam ni moom la ñuy wax lot ñu xam ko bu fekkee aux États-Unis la monkfish donc mu nekk loo xamante ni jën bu neex a neex la macha allah donc tey jii moom lañ leen di indil nii pour daal di leen koy defal lot sauté du ma ko def parce que lu ci ëpp brochette la ko nit ñi di gën a def tey dañ koy def sauté indil leen beneen façon version pour loolu nag dinañu soxla lot comme niñ ko waxee nii rek dinañ soxla aussi li nga xamante ni moom mooy tuuti diw ak aussi citron man dama jël en poudre bi dinañ soxla tamit li nga xamante ni moom mooy sel dinaa soxla poivre dinaa soxla aussi li nga xam ni moom mooy suñu mélange d'épices ma soxla tamit li nga xam ni tuuti beurre la ak laaj dama ko fàtte génnee dinaa ko génnee muy laaj donc loolu la ñu soxla pour defar suñu lot sauté yi nga xamante ni nag dañ koy boole ak benn sauce boo xam ne tàmm ngeen ko fii ci kër gi mu nekk genre marinade lay nekk wala yow yaay xool lu la neex quoi salsa mais dafay amee like poivron wala kaani ma am ci bu vert ak bu rouge dinañ soxla aussi tuuti li nga xamante ne mooy kaani bu verte bi tuuti oignon vert ak peut-être persil dinaa ko xool war naa ko fi dese tuuti dinañ soxla loolu dinañ soxla aussi un peu de citron tamit pas poudre bi mais citron ak tamit tuuti peut-être vinaigre donc maa ngi xool quoi fu ma jëm ak moom après ñu xool donc sans plus tarder duñ def rek lu dul ànd ak yéen ci waañ wi bismillah voilà gis ngeen fi mu nekk nii dañuy daal di ñëw jublu ci ni ñuy defaree suñu kii bi monkfish nag dafa nekk muy maanaam suñu lot dafa nekk jën boo xam ni soo ko gisee balaa ñu koy dagg wala di ko def lenn soo ko gisee doo ko jënd parce que dafa am melokaan bu xaw a ragal lu loolu ak bëñ yu ñaw yeeg yooyu donc mais loolu comme du ñuy wax toujours rek du ñu juger yëf ci couverture bi maanaam ni mu mel côté extérieur bi parce que dafa neex boo xamante ni maanaam ñu bari ñi nga xamante ni par exemple bëgguñu dépenser xaalis bu bari ci ay langouste moom la ñuy remplacer par langouste parce que noonu la neexee daal maanaam ba pare du tas du def dara am goût ci boppam la def donc loolu mooy lot comme li ngeen ko xamee rek ak yeneen jën yi donc lot dafa bari naka laa koy tuddee protéine voilà donc am aussi li nga xam ne mooy oméga yi ak aussi vitamine B ak E am na potassium donc ngeen gis ni moom dafa bëri ay bagages quoi donc boo koy xool comparé ak oméga yi yeneen jën yi ñoo ko xaw a ëpp tuuti oméga parce que bi lot nekkul jën boo xam ne dafa bëri matière grasse maanaam donc jën bu kii la bu lean la daal donc yooyu yaa siy dolli yeneen affaire pour nga xaw a mottali loolu mais en dehors de ça ne veut pas dire que amul oméga am na mais boo ko comparé par exemple lu mel ni saumon donc saumon moo ko ëppale tuuti ñu ñëw si côté mercure moom si jën yi nga xam ne ñoo gën a tuuti si mercure si àdduna si la bokk donc mu nekk loo xamante ni dafa baax si suñu wér-gu-yaram maanaam li nga xamante ni mu mel daal yi mu am yépp donc bu ñu waxee vitamine yeeg yooyu donc xel yi day daal di dem si li nga xam ni par exemple am na ko mu nekk vitamine E te nga xam ni dafa baax si suñu wér-gu-yaram donc maanaam day màccal ci ay côté xel ak yooyu day neexal xel parce que jàppal ni surtout ñi nga xam ne dañuy jëm mag plus ngay jëm mag plus sa ability cognitive maanaam sa nuñ koy waxee sa màccaayu xel dafay xaw a wàññeeku tuuti soo deful attention donc pour bañ a perdre loolu donc da ngay nekk di lekk yoo xamante ni daf la koy jox parce que boo xoolee même si côté vitamines yi da ngay gis ñuy defal la vitamines yoo xam ni c'est fait à base d'huile de poisson donc au lieu de ngay jëlee foofu man je préfère lu si ëpp vitamine ma koy jël si lekk quoi au lieu de di ko jël sous forme de garab parce que moo
gën a naturel à moins que vraiment nga am déficience boo xam ni bari na loolu nga xam ni li ngay lekk mënu ko compenser ou bien sa docteur wax la aussi que ni il faut nga supplémenter wu maanaam jël beaucoup plus de vitamines nangam par exemple pour mun a compenser manquement boobu noonu donc ngeen gis xaaral bala may yeggale foofu li ngeen gis fii donc dafa am maanaam genre comme nga ne der buy nekk ci kaw nii donc der bi da nga koy lelli quoi parce que soo ko lelliwulee mun nga ko togg mais dafay tax affaire yi xaw a dëgër daf koy tafloo quoi donc da ngay daal di lelli ci kaw nii des fois nga am chance am yoo xam ne dañ ko def lelli ko ba pare def ko ay filet mais man bii dama demoon jëndi dama fekk lot bi noonu ci boppam ma jënd ko ñu daggal ma ko defal ma yépp ba mu des lii nag léegi lii moom amul y a rien de diable da ngay jël nii rek sa paaka awale ko ci suuf paaka bay def affaire di xëcc der bi mu koy séparer ak ndawal li ci boppam gis nga noonu kese la ñuy def comme boo doon dindi rek deru ginaar amul dara lu ci compliqué da ngay teg nii rek xool nu mu la juboo nga commencer parce que bu la neexee mun nga ko jël xëcc di fulli noonu mais li ci am mooy des fois nga am risque yóbbu chair bu bari donc voilà dañ koy dindi nii parce que yii mooy yi nga xam ni da nga koy lekk di yëy mu tëw a kii mokk donc noonu lay def boo ko dindiwul damay xool fu ma gën a juboo rek donc lelli naa nii damay continuer laal sama loxo rek bu ma gisee foo xam ni des na tuuti der ma jéem ko dindi aussi voilà donc gis nga fii ci digg bi dafa am yax nii su la neexee nga bàyyi ko nii su fekkee da nga ko bëgg a sauter nii rek nii walla nga dindi ko man damay dindi yax bi donc gis nga da ngay def nii rek mu topp la mu ngi nii waat fii gis nga damay teg paaka bi nii ci côté yax bi daal di def nii gis nga yax baa ngi nii kii bu ndaw la lu ndaw la quoi bariwul donc mu ngi nii ñu daal di koy teg à côté defar yeneen yi aussi donc noonu la ñuy continuer bu ñu paree ñu ñëw wan leen nag après ñu ñuy yeggalee incha allah. voilà gis ngeen suñu lot baa ngi nii donc voilà ñu yeggale pare nañu donc li ma doon wax rek sànq damay dindi lii teg ko fële. voilà donc dañuy daal di ñëw lot li ma doon wax mooy maanaam soo paree nii su la neexee nga mariner ko def ay affaire mais benn affaire boo xamante ni dama bëgg attirer ci seen attention mooy lot dafa mel ni éponge day naan ndox donc chair bi quoi donc yow pour nga fexe ndox boobu siit da ngay def comme si ni ñuy def bu fekkee da ngay togg batañse bugg ko saaf te buggoo mu gajaf donc li ngay def mooy da nga siy suy xorom même chose la ñuy def ak lot yi bismillah donc dañ siy suy xorom ñaar lu muy def mooy soit dina nuñ koy waxee pas soit dina la dimbali si kii génnee ndox bi nga xam ni moo nekk ci biir yépp ak aussi li nga xamante ni moom mooy bàyyi sel bi dugg ci biir nga xam ne daf koy safal aussi da ngay mel ni comme ku koy genre wu mariner loolu lay ndirool mais ak sel donc boo ko defee nii da nga koy teg bàyyi ko ay 10 à 15 minutes loo ko gën a bàyyi mu gën a ndox bi gën a siit mais 10 minutes à peu près dina baax le temps ngay mën a nettoyer dagg yenn affaires yeeg yooyu jublu ci yenn yëf yi nga xam ne moom nga ko bëgg a booleel bu ko defee bu demee ba siit nag léegi yow su fekkee li nga def ci xorom par exemple bariwul su la neexee nga daal di koy bàyyi noonu daal di ñëw mariner directement bu fekkee dafa bari nag da nga koy xaw a kii yalandi tuuti rek du jëlaat ndox bi mais juste un peu rek pour dindi excès sel bi bu fekkee wóoluwoo ko da ngay mun nga jël sopalin wala torchon bu set nga fomp ko ba mu set après door a ñëw yeggali nag léegi sa mariner donc ñun ñu def loolu après ñëwaat ak yéen incha allah donc voilà. li may def nii dama bëgg kii bi doom yi dañ quoi
au lieu de su ma ko daggee rek nga xam ne may dem fëgg ko donc da nga koy yëngal nii loolu astuce la aussi su fekkee kaani bi kii bi permettre na la ko mu ngi noonu gis nga frotter ko rek entre les mains su ko defee des fois bu la neexee nga daggee ko nii gis nga nu mu def nii da ngay dem fëgg ko nii affaire yi génn donc nii rek nga koy def boo demee da nga koy fëgg mu génn bii fëgg naa ko ba pare xaaral ma essayer bi loo ko gën a frotter kii di gën a wala su fekkee bëri na bu rouge bi moom moo si ëppoon anyway donc loolu astuce bu ñu bëggoon sànni foofu la pour waa kër gi voilà léegi nag nga dagg ko nu mu la neexee gis ngeen xool ngeen bi ma ko daggee amul benn doom bu ci nekk donc ñu ñëw voilà gis ngeen mi ngi nii ku mu neex nag soo bëggul defal lii sa bopp mun nga ko def ci robot rek mu kiyal la lépp daggateel la lépp donc damay dem xooli ji fële su ma amee persil ma ñëw teg ko après daal di ñëw commencer defar sauce bi déjà parce que amul togg amul dara. voilà donc ñu commencer damay jël tuuti ail bi moom laa def nii ñu mélanger ko ak poivre noir gis nga moom laay def fii. donc li ngeen gis fii huile d'olive la ma daal di jël mixé donc kii bii nii sauce bi dafay mun a nekk marinade mun na ànd ak lépp loo togg moo xam ndawal la moo xam jën la moo xam kii la ay crevettes ak ay bagages yooyu noonu fruits de mer voilà lépp la àndal lépp daal donc ma daal di ñëw jël sama citron bi daal di siy def bismillah donc citron bi c'est selon votre préférence personnelle donc ñun dañuy xaw a bañ a def mu forox trop parce que sinon si biir journée bi daf lay xaw a sonal tuuti daal si koor gi donc mi ngi noonu mais ku ko mun a tolérer mun nga ko def mais man moom duma ko kii foroxal loolu léegi nag ñu daal di jël suñu kaani yi ak poivron yi ak oignon vert yi nga xam ne moom la ñu daggate nii daal di koy def ci biir voilà donc su ma paree tuuti avant ma koy servir rek ci laay jël sama kii persil dagg ko def ko ci biir bu ko defee bu garder benn fraîcheur bu neex a neex gis nga déjà sauce bi nii rek dafa rafet macha allah gis nga mi ngi nii yéen xàmmee ngeen ko waa kër Chez Bilo yi xàmmee nañ ko léegi donc ma daal di jël un peu de sel bismillah daal di jël dolliwaat un peu de poivre noir moom waay man fi waroon naa dolli bismillah daal di jël suñu mélange d'épices bismillah bu ngeen xoolee dolli defuma ci kaani parce que dañu daggaale kaani bi te comme xawma naka la kaani bu verte bi safee duma ko ci def duma dolliwaat benn kaani parce que mun nga toujours yokk mais munoo génnee te comme munuñu koo ñam damay bàyyi nii ba nga xam ni maa ngi waaj a yàq su may def kii bi persil yeeg affaire yooyu noonu si laa koy door a ñam pour xool daal lan laa war a ajuster ak yu mel noonu donc mu ngi nii sauce bi nii rek la jeex na tàkk donc ñu daal di def nii donc daal di ñëw jublu nag léegi si suñu jën bi xam naa ni war na commencer siit bu baax donc bu ko defee ñu daal di ñëw commencer ko sauter incha allah. voilà gis ngeen dama changer gis nga dama ko laxas ak ñaari sopalin yoo xam ne dama leen changer beneen bi dafa tooyoon xepp maanaam lourd daal nañ ko tuddee noonu donc noonu laa def daal di koy dindi changer waat ko pour laxasaat ko ci encore donc pour lu gaaw léegi nag ku nekk yow yaay xool lu la neex nga def ko moom li neex ci moom comme n'importe quel jën aussi mooy loo leen def ci marinade dañ koy jël loo ci def dañuy adopter goût boobu noonu donc ma daal di jël sama citron bi ku am li tax gis nga lii moo tax nag léegi ma éviter citron liquide bi parce que bëgguma jën bi buñ ko defee au lieu mu sauter mais mu nekk di muusal boppam quoi loolu laa siy daw
donc mu ngi nii moo tax damay def citron en kii poudre ku ko amul mun nga jël zeste bi aussi wala nga def fi ngay defee xorom bi nga defaale ci citron bi comme ça bu ko defee après day siitaale tamit encore quoi nga fomp ko donc suñu mélange d'épices mu ngi nii voilà daal di def non comme defoon naa ci xorom te yalandiw ma ko duma def xorom bàyyi ma def nii comme ça duma risquer affaire yi saf xorom donc je refais la même chose ci beneen côté bi yépp tamit def suñu mélange d'épices voilà daal di def aussi suñu citron en poudre voilà léegi nag su la neexee à ce niveau mën nga def tuuti kaani kii cayenne kaani bu mokk mais comme li ma leen wax rek bu koor gi jotee damay xaw a wàññi yooyu noonu yëpp sinon rek dafay sonal gars yi quoi mais ki nga xam ni rek comme toujours bëgg na ko mun nga def yow xoolal marinade bu la neex nga def ko voilà donc mi ngi nii jarul sax ngay toog di xaar lu yàgg wala loolu déedéet bu la neexee boo ko defee nii nga dem saaf ko parce que jën bi dafa am goût ba pare moom déjà nga def ci xorom kese day neex donc loo ci munti def plus suñu sauce bële lale dafay daal di neex loolu sax donc ñu ñëw dem ci gaz bi incha allah. voilà suñu pool baa ngi nii pool bi dafa tàng jër nag donc dama siy def tuuti diw daal di siy def tuuti beurre li muy def mooy beurre bi day tax kii bi jën bi gaaw a doore mais aussi dafay neexal guubu jën bi tamit bu baax a baax donc dañuy daal di ñëw jël huile laay jël rek bu simple nii bismillah gis nga su ma ko si defee mu commencé bugg a saxaar sama kaw dama koy wàññi su ma defoon beurre kese lii am mooy daf koy xëmal te du ko togg donc ñaari kii ki nga xam ni par exemple moom régime alimentaire am mayu ko mu utiliser beurre mun na omettre beurre bi utiliser diw kese wala huile de coco wala lu la neex mais man dama bëgg am guubu jën bi moo tax defuma tey huile de coco donc ñu daal di ñëw def jën bi sauté ko bismillah voilà gis ngeen suñu lot yi pare na donc mu ngi nii su la neexee par exemple man su ma neexoon bi ma ko kiyee sauté noonu tuuti rek après dama koy dem dugal yi ci four bi mais lépp tey jii ci gaz bi laa ko tegee comme li ma leen wax sànq gis ngeen lot amul matière grasse bu bari donc il faut nga aider ko pour defal ko tuuti graisse ci biir quoi gis ngeen li ma defoon quantité bi ma defoon ci diw ak beurre donc mu ngi nii lépp ci lay desaat encore léegi nag moom benn affaire daf ci am pour nga vérifier ndax ñor naam ñorul da ngay daal di jël loo xam ne métal la man kiiwu brochette yi laay jël su ma jamee nii amul résistance comme ni ngay jamee rek ginaar ak yooyu amul résistance ma xam ni ñor na mais aussi su fekkee ni jël naa ko ma kii ko ba pare laal ko nii gis nga ma gis ni ba léegi des na tuuti chaleur ci kii bi ci métal bi donc ça veut dire que ñor na parce que des fois lii am mooy mun na def noonu ñor ci biti mais ci biir du ñor donc nii lañ koy bàyyi moom comme steak nga koy def soo suñu paree dañ koy teggi nii ndànk daal di koy bàyyi mu reposer donc doo ko dindi rek bu fekkee da nga koy dagg ko léegi wala loo ko bëgg a def déedéet da nga koy bàyyi mu reposer quelque chose comme ay 5 à 10 minutes juste ba nga xam ni lépp dafay jaaraat yoon mu dal daal maanaam donc man procédure bi maa ngi ko def côté bu nekk dama ko def à peu près 5 minutes à 6 minutes la saaf côté bu nekk quoi donc loolu pour ki nga xamante ni intéressé na ko donc en tout et pour tout day nekk benn côté bi 5 beneen côté bi 5 donc 10 minutes su fekkee da nga bëgg mu doore comme nii parce que soo bëggul mu doore comme nii moins de ça mun na ko defar mun nga ko def ay 7 minutes ak yooyu en tout et pour tout donc mi ngi noonu ñii lañ koy bàyyi daal di koy bàyyi ko mu toog dal tuuti après ñu daal di ñëw wan leen incha allah ñun luñ koy booleeg genre yu mel ni ki noonu. waaw kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen émission mi ngi woon nii ñu indiloon leen tey mu nekk ay lot yi nga xamante ne dañ ko sauté donc mu nekk nii ma ngeen gis ma def ci ñaari façon
yoo xamante ni ñoom daa tegale noonu yenn yi benn bi dama ko bàyyi mu gën a doore beneen bi ma dugal ko ci four bi noonu rek bàyyi ko donc moom laa def noonu pour ñi nga xam ne loolu moo leen intéressé donc ñu daal di jël suñu sauce bi nga xamante ni kenn togg ko suñu ñaari sauce yi sax laay wax nii nga xamante ni kenn togg ko donc mu ngi noonu ku ko dina nekk na en détail ci biir recette bi beneen bi nag bi nekk fële ci ginnaaw bi ngeen di seen noonu donc loolu benn sauce la boo xamante ni dinañ ko génnee tuto su fekkee génnagul boo xamante ni day ànd ak jën donc ku nekk yu yaay xool lu la neex nga boole kook moom ñun dinañ ko def nii pour ndogu la dinañ ko def aussi li nga xamante ni dañ koy boole léeg-léeg li nga xamante ni mooy sama crevette yooyu nga xamante ni mooy shrimp crackers yi nga xam ne dañ koy enrouler ci feuille de brique yeeg yooyu dañ koy booleek moom tey incha allah moo tax ñu mën a nangoo def lii nii donc di leen wax ni neex na ba fu neex yem essayer leen ko te mu nekk changement tuuti rek nga xamante ni au moins di nga gis ni lot bi mun nañ ko toggee beneen façon boo xam ne du lakk kese parce que moom lañ ci gën a ràññee mais am na yeneen façon yoo ko mun a toggee te dafa neex ba bugg a dee moom boo ci defee tuuti ingrédient rek nga soxla parce que moom ci boppam dafa neex donc di leen wax ni émission bi nag tey ñu ngi koy jox képp rek koo xam ne mu ngi safoo Chez Bilo plus particulièrement les grandes dames de Chez Bilo ñu daal di jàll ci foofu daal di dem ci sama siste yi nekk fii ci biir kër gi di leen jox soxna Awa Gueye di ko jox siste Jamila Sow sëñ Ibrahima Diop ñu ngi la koy jox Ndey Bunaama Diop ñu ngi la koy jox daal di ñëw sama doom bàyyi soxna Rose Fall soxna Émilie Fall Marianne Fall ci Denver Colorado Coro Fall Khady Fall ci Paris sama faaleen yi Maria 221 Dieynaba Danfaxa voilà Dieynaba Danfaxa ñu ngi la koy jox donc tey jii ñooñu lañu may recettes yi di leen wax ni bu leen fàtte partager vidéo yi di ko liker mais aussi su fekkee ni am na kuy seetaan te abonné wul mu fàtte abonné te appuyer ci cloche bi comme ça à chaque fois ñu dugal dara mu mun ko notifier donc sama gars yi des fois da ngeen may wax ni léeg-léeg du ngeen jot notification yi dee leen xool seen kii bi nañ ko notification yi dee leen ko xool ndax cloche yëpp appuyer ngeen ko parce que noonu rek la leen di mun a notifier quoi parce que léeg-léeg day def loolu day jékki-jékki rek dem yoonam donc il faut nga activer waat ko encore di leen wax ni essayer leen ko daal di leen jox dig daje ba beneen ak beneen xeetu recette di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah